jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéen faram-fàcce ko ab accident am ca Barigo di benn gox boo xam ne nii ma nga nekkee fële ci diwaanu Ndar benn woto moo fa mbëkk benn xale bu jigéen bu toll ci juróom fukki at ak ñeent mu dee si saa si ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi Mariama Sarr mi meeru Kaolack bu yeboo xool ak taxawaayam te xam ne ni mouvement M3S ñu ngi ñëw dal ci kawam ab pétition la ñu taxawal fas yéene dem ci mboolem gox ya nekk ci diwaan ba lañ ciy jublu mooy jëlee ko ci bopp mairie bi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom lañ ci rotal ndaje mi waroon dox démb ci diggante Khalifa Sall ak commission ad hoc bi ko war a déglu ngir xool ndax mbalaalu ki raayam des koy déglu am déet des koy muru am déet ndaje moomee mu jote am ay mbir yu njëng ak ñoom ak ñoom mujjee wuñu dem ci rëbës yóbbee wookaay yi koy lay yëkkati seen kàddu kon daal xam ne ni commission boobee du commission dara ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yi ñu ci rotal kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. dañu koy tàmbaleeg musiba ci nga xam ne ni moom moo am fële ci quartier Diamaguène di benn gox boo xam ma nga nekkee fële ci diwaanu Pikine ci dëkk bi ñu naan Daaru Salaam imaamu gox ba moom la ñu fekk ñu rendi ko xatite ni ñuy def xaru tabaski noonu la ñu ko def loolu nag doon loo xam ne ni juróom na tiitaange ko njaqare askan wa nga xam ne dëkkee fële ca Daaru Salaam ba tax sax ñii di alkaati yi ña nga fa jamono ji di amal ab l'enquête ngir xam dëgg-dëgg anakan wala ñan ñoo faat imam boobee lu jëm ci xibaar boobee daañu ci dellusiwaat ak suñu naataango bi di Théodore Semedo ab accident wax naa ko sànq am ca Barigo di benn gox boo xam ne ni ma nga nekkee fële ci diwaanu Ndar benn woto moo fa mbëkk benn xale bu jigéen bu toll ci fukki at ak ñeent doon def classe 6e mu dee ci saasi lu ni mel nag du bulet ñu koy nemeeku ca quartier bii du Barigo ba tax askan wi wàcc ci mbedd mi yëkkati seen kàddu di sàkku ci kilifa yi ñu dimbali leen ci ay doodaan Idrissa Diallo moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbi. waaw li ñu bëgg mooy doodaan parce que tali bi mu ngi ñuy jeexal bërki dëmb kii nag taxaw si ginnaaw kii fi ngay filmé nii xale bi taxaw si ginnaaw bërki dëmb la ko oto jël fii finalement xale bi demoon na ba mel ni ku traumatisé moom mu naat yàq njàngam te école bi si boor tali bi la nekk xale yi si boor tali bi la ñu mën jaar alxuraan bi mu ngi si ginnaaw tali bi xale yi si tali bi la ñu jaar un jour bërki dëmb matul sax 15 jours moom mu am fi problème toogaat nañ fi encore ñu amaat même problème diggante boobu ak foofu mu nekk 1 mois donc chaque 1 mois dinañ fi am problème li nga xam ni maanaam nit la ay ci mbiru doomu aadama béy nag ak xar waxutuñu kooku moom chaque jour oto yi lu leen neex la ñuy dox si dëkk bi lu leen neex la ñuy def si dëkk bi comme ñun nag mbir mi doy na moo tax ñu def nii pour ñu alerter nguur gi wala autorités yi nga xam ne ñoom la concerné ñu xam ni Barigo tey ji li muy jooy mooy doodaan parce que mënoo dëkk si tali fii gars yi xooluñu passage bi xooluñu ko ñoom lu leen mën a gàllankoor lañu xool oto yi dañuy yenn saa yi dugg ci biir kër yi comme fii nii boo gisee pën yi ñu def nii oto yi dañuy doo yenn saa yi ba dugg ci biir kër yi donc doy na may nañ comme ni ko waa ji waxee may nañ leen ay 1 mois bu ñu réagir ñun. loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Idrissa Diallo Mariama Sarr nag bu yeboo xoolal bu baax fu muy teg tànkam te xam ne waa mouvement M3S ñu ngi ñëw dal ci kawam ab pétition kon la ñu bind fas yéene kon dugal ci mboolem gox ya nekk ci diwaan ba lañ ci jublu mooy jëlee ko ci bopp mairie ba daal di fay samp ab délégation spéciale Mame Mbaye Niass moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba. ndomba tànk yooyu nag suñu baat la suñu doole la ñu jël ay nit jox leen ay responsabilité pour ñu saytul ñu pour ñu organiser ñu pour ñu defaral ñu suñu dëkk defaral ñu suñu gox waaye dañoo dem ba gis ne ci seen bopp lañ nekk. ci seen bopp googu ñu nekk nag ñu ëlbatiku wax dégguñ ñu ñu yuuxu dégguñ ñu ñu jàmbatu dégguñ ñu ñu ne nag war nañoo uti beneen yoon boobu mooy lan mooy li ñu leen oo nii tey ndax droit la boo xam ne kenn ku nekk ci ñun bu la nit jiitee ngay gis muy doxal naka sudul noonu am nga droit na xarlu li nga xam ne moo la métti ñun nag dañ ñoo merloo ki ñu merloo mooy kan mooy madame la maire Mariama Sarr dañ ko jël teg ko ci mairie Kaolack jox ko budget boo xam ne mën na 3000 milliards
at bu jot mu yokk ci lu toll ak 900 millions wala lu ko ëpp te gisuñ wala day wax ne ku yokku cere yokku ñeex waaye moom dafay yokku cere te du yokku ñeex mooy lan dafa yokk budget di ko def ci ay soxlaam mais gisuñ mu yokk budget pour defar Kaolack ñeneen nag solution boobu mooy lan mooy ñu oote pétition bu ngeen ko gisee mooy lii ñu def nii kayit yi ñu bind nii bind neen ci lu ñu naqadi bëgg Kaolack yëpp signé ko ñi fexe Mariama Sarr mi nga xam ne moo fi nekk ñi defal ko délégation spéciale ndax war naa mën a nekk te war naa mën a am te am na ba tàyyi waa te gis nañ ne heure bu nekk dañuy yokk responsabilité am kon am na lu muy wundu li muy wundu nag lañ bëgg mu leer nañu président Macky Sall leeralal lan moo tax ñun waa Kaolack di naqarlu ci Mariama Sarr moom muy bànneexu ci wax jooju ci jëfi dara nag doxatul ca fële nga xam ne nii moom moo di ca mairie bu Ninifécha di benn gox boo xam ne nekkee fële ci diwaanu Kédougou ñii di conseiller jaarootuñu taal ak seen maire Dondo Keita mi tumal ni mu yore seen mairie bi dara baaxu ci ba tax ñuy sàkku ñu jëlee ko fa daal di fay samp ab délégation spéciale dañuy dem ca Kédougou fekk fa Soli Burama Darou. lu xew fan yii fii ci région Kédougou leen na rek la niroo mooy le printemps Tchadovin ndaxte gannaaw askan wi yow fële ca commune rurale bu Ninifélo conseillers ruraux yi ak yéen population yi fekke baax fële ca commune rurale bu Ninifécha ñoom nag jóg nañ taxaw takk ay morceaux yu xonk di ñaawlu nag conditions yi seen maire bi yor seen commune kii di Jo Cissé di xamle nag jaraaf commune bi nag xamul dara bàyyul dara te amul benn compétence. jafe-jafe bu njëkk mooy que ne ñun amuñu accès ci commune bi yow mus nga ñu service boo xam ne dañ koo tëj nit mënul dugg am kayit di juddu mënoo ko am certificat de résidence mënoo ko am certificat de mariage man miy wax ak yow conseiller la mais dama daw ci ginnaawam un mois pour ma jot certificat de yéen seen rajo bi day tëj. seen télé yi dañ koy tëj ba yow boo fa nekkulee yow ti n'es pas indispensable keneen nekk fa parce que moom moo nekk ci action bu nekk lu xew rek moom mooy visé moom mooy serré moom mooy monté lépp ci moom la kon comité bi amul pexe nu muy liggéey. yokk nañ ci ne daal ci wàllu wér-gu-yaram ku xam Ninifécha démb dem fa tey da nga xam ne daal waa ji amul benn ambition. parce que fonds de dotation buñ ko jox duñ fa gis garab amu fa fajkat amu fa kooku hôpital la. état bi nag nee na moom daal jox na ko commune bi moo am compétence wante amuñu garab amuñu ñiy faj nit ñi ñu ngi feebar 240 dëkk ñoo wër ñoom ñoo bokk ci commune Ninifécha nit yaa ngi feebar amuñu sax poste santé digne de son nom. ci wàllu jeunesse bi foofu moom wax noppi foofu fi nga xam ne sax maire boo xam ne mënul jouer coupe du maire am nee na day ut parrain kay financement mun nañ ko am mais sa coupe kay ngay ut keneen looloo tax ñu koy bañ a jouer. benn ASC ci commune Ninifécha jotul subvention moom lu ko yitteel mooy bu fekkee projet beneen ONG wala leneen bugg na am foofu suuf loolu sawar na di ñu oo ci réunion. ñii di participants yi nee nañu daal du ñu mus a dellu ginnaaw te lu ñu revendiqué tey bu ci yàlla andee nañ am ci lii wala ci naa. ñu ngi leen di may weer service yi fonctionné éducation bi dox santé bi hôpital bi ñu ubbi ko nit ñi mun a faju. moom maire bi nag jéem nañu waxtaan ak moom waaye mujjul sotti de retour de Cokoy Soli Burama Darou Abdoulaye Chimère Fall pour la radio télévision Walfadjri. loolu di ñu may ñu wax ci wàllu politique ndaje mi waroon dox démb ci diggante Khalifa Sall ak commission ad hoc bi ko war a déglu ngir xool ndax malaanu kiirlaayam des koy muri waa am déet ci ne jàpp ndaje moom mu jot am ay mbiru njëng ak ñi ñoom mujjee wu ñoo dem démb ci Rebeuss yóbbi wookaay yi layul maire Dakar bi kat seen kàddu di jàpp ne commission boobee moom du commission dara. Maître Khoureychi Ba moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro soxna Fatou Bintou Diouf. tey jii ci midi et demi effectivement waa commission bi yónnee nañu waat benn këyit bu ñuy wax notification pour informer Khalifa Sall ni tey jii ci juróom-ñeenti waxtu daañu ñëw fii Rebeuss ñun tam en tant que ses conseils début après-midi ba léegi ñu toog di xaar. ba léegi juróom benn waxtu jot na il est 18 heures kenn ñëw donc dañu bëggoon jël à témoin presse bi déjà puisque heure bi mënoo am huissier de justice pour vous confirmer loolu que jusqu'à présent tey jii en tout cas commission ad hoc bi ñëwul comme ça ëllëg bu ñu nee ñu ngi fi woon wala à moins que ñu def ni ñuy defoon keroog parce que keroog lundi ci guddi la ñu njëkk a ñëw à 21 heures boobu sax dañu ko moon di damay sëy nañu wala xëy na 21 heures la ñëw bu indi kayit mun leen du ma ko jël ñu ñëw dem ma jël ko tey nag il se peut ñu ñëw guddi ñun dara du ñu bett ci ñoom mais dans ce cas mesures yi elles ont été déjà prises
monsieur Khalifa Sall dana xam dans ce cas de figure nu muy réagir. naka la ñu yëgee xibaar bi ñoom ñi nga xam ne frondoo Khalifa Sall lañu ci la ñu waaxu kon daal di utali fële ci Rebeuss boolek mboolem yoon yi nga xam ne nii ñoo jëmoon ca kaso boobule di xaar commission bi jàll waaye nag ñii di alkaati yi ñoon fu mujjee fekk daal leen tifaar ay grenades lacrymogènes jot nañ ci sax jàpp ñenn ci ñoom Ngone Diop am na ci sax ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko. le maire Khalifa Ababacar Sall dafa toog rek ñu yebal ko lettre bu ko ni nañu wuy si commission bi nga xam ne teg nañ ko ni dañ ci enquête def audition pour mën a dindi li nga xam ne mooy mbaraanu kiraayam donc suite à cela si la ñu xëy ñun tey dem fi nga xam ne mooy assemblée nationale di ëttum ndaw réew mi taxaw ca buntu ba réclamer encore une fois sa libération parce que député la te dafa am mbaraanu kiraayam ba ñu jógee assemblée ñu ñëw fii ci Rebeuss defaat ko encore une fois ndax commission bi dafa ni woon dina fi jaar bu fukki waxtu ak juróom ñaar jotee donc bi loolu amee lañ ñu fi fekk tamit doorati ñu ay lacrymogène daal di ñuy tas naka noonu ñu jàpp ay ndaw ci ñun ay jigéen ak ay góor daal di leen yóbbu tey jii liy dëgg mooy lépp loo xam ne état Sénégal teg na ko pour xeex lii nga xam ni mooy droit wu Khalifa Sall pour bañ a respecter lii nga xam ni mooy ay àq ak yelleefam ñun dinañ teg lu toll noonu ci kanamam parce que Dabakh Malick suñu sëriñ ba daan na wax naan bu nit boo leen bokkee mbir fulla gi mu am ba bëgg ko yàq amal fayda bu ko raw ba taxaw ci kanamam donc fi mu toll nii pare nañ pour taxaw temm rek lépp loo xam ne ñi ngi koy teg rek pour kii nga xam ne dugal nañ ko ci kaso bi ginnaaw bañ ko daa jaanee doole daa jaay ko doole tënk ko takk ko dugal ko fii ñu wëlbatiku sénégalais ni ko yaakaar nañ la wóolu nañ la pour nga teewal ñu assemblée ñu ne duñu respecté ba tey loolu ñun tamit dinañ ànd ak ñoom ci seen logique lu ñu teg. Libéré Khalifa! Libéré Khalifa! Libéré Khalifa! Libéré Khalifa! Libéré. ab forum muy ab ndaje boo xam ni ñu ngi ciy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu koom-koom doon nañ ko amal fële ca gox bi di ceeb mu doon ab ndaje moo xam ne nii daje na la mboolem kilifa ya nekkee ca mairie ba ak seen i partenaire lañ ci jub rek mooy rëdd yoon wi nga xamul la ñu war a mën a jaar ba teg commune ceeb ci yoonu yokkuteef dañuy dem ci Louga fekk fa Omar Kayre. commune bu Thiep bëgg a bay waaram ci PSE ñu koy wax plan Sénégal émergent loolu waral meeru gox bi di Mohamed Dia daa di woo partenaire am yépp ci benn forum bu ñu amaloon ngir xool ndaka nañuy def ba mën a exploiter ressources yi am ci gox boobu. sasoo bi ñu sasoo ci acte 3 dafa am la nga xam ne li mënuñu ko def ñun rek ñu gis nag bu fekkente ne mënuñu ko def lu rek il faut ñu am ñu jàppale. ñu jàppale tey nag ñu lëkkaloo ci ak ONID yi moo ñu may ñu dajal yëpp muy état bi muy partenaire yeneen yi muy société civile muy population bi muy ONC yi muy secteur privé bi pour ñu waxtaane lan mooy suqali développement commune bu Thiep ñu tuddee ko nag PSE local boobu nag moom la ñu doon natt suñu bopp lu ñu jot a def ak la nga xam ne dañu ko sas suñu bopp ci jamono ya nga xam ne yi moom la ñu jëm ci kanam. ngir nag njariñam gën a mën a feeñ ci PSE bi faw gox bi di Thiep daal di soqaliku ndem sax dëkk bi def na liggéey bu am solo ci wàllum autosuffisance soble ak pomme de terre terewul ñu gis ne liggéey bi des na ci yeneen secteurs yi loolu moo waral jëwriñu dëkk bi di ñaan partenaires yi ñu gën leen jàppale. bu ñuy wax autosuffisance à oignon bu ñuy wax autosuffisance à pomme de terre Thiep moo tax comme Thiep moo tax nag loolu dafa war a nekk la nga xam ne lii dañu koy fësal. ñu ngi ciy doon def lu bari mais dañu ko war a fésal ko ba wan Sénégalais yi li ñu produire ci Sénégalais pour autosuffisance bi politique état bi ak ministère de l'agriculture à travers le PRACAS lan mooy suñu wàlla ci loolu. lépp la nga xam ne lii sasoon nañu ko suñu bopp ne soxla commune bi la am na partenaire bu ne bu jóg taxaw mu ne lii mën naa ci dara lii mën naa ci dara ba nga xam ne jàpp nañu li ñu gënoon sonal mooy yoon ñu gis ne ñetti yoon songa na dëkk bi leneen li nga xam ne lii jafe woon nañu trop mooy courant. jàpp nañu ne PIDC dina ci def lu mu mën mais nag am na ñeneen ñaa nga xam ne ñi jox nañu tey muy partenaire espagnol yi wax ne bëgg nañu juróom-ñetti fukki dëkk yi ak juróom-ñaar yiy des ci commune bi nan lañu def ba yóbbu fa courant. benn ci partenaires yi nag di ONUD wane na engagement am ne dina jàppale commune bu Thiep ci liggéey bii nga xam ne sumb na ko. Ce sont les secteurs dans lesquels ñun nag dañoo ñëw ngir jàppale commune bu Thiep xool richesse yi nga xam ne moom la am ñu fexe ba valoriser ko ngir booster développement wu dëkk bi terewul dinañ leen accompagner ci ay formation ak renforcement de capacité ñun daal dinañ fexe dajale bépp doole waaye nag dajale partenaires yépp ñu liggéeyandoo bu ko defee Thiep mën a jëm ci kanam. de toutes les énergies. commune bu Thiep mi ngi nekk ci département bu Kébémer digganteem ak dëkk boobu ñu mën koo natt ci fanweeri kilomètres. Oumar Kayre Louga Walfadjri.
xibaar tàggat yaram yi Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ si yàndal sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. football la ñu koy tàmbalee classement FIFA. waaw Sénégal am ci ay jéego yu am solo delluwaat na ci bopp Afrique mooy classement bi yóbbu na Sénégal ca première place bi gannaaw bi mu defee qualification bu am solo ca coupe du monde bi Sénégal nag booy xolaat moom moo léegi nekk premier beneen jéego yu am solo yi mu def mooy ci classement mondial bi sax maanaam dafa jugee ci maanaam 32e place bi ñëw 23e place loolu nag mu nekk li nga xam ne musul am ci footballu Sénégal mu ngi koy soog a am ci jéego yooyu ñu def ci li nga xam ne moom mooy classement FIFA boobule loolu nag dana nekk lu am solo ci li nga xam ne moom mooy lii di tirage au sort bi nga xam ne ajjuma ay fan rek moo des pour ñu def tirage au sort boobu dina tax nag Sénégal ñu bàyyi xel ci moom teg ko ci place boo xam ne bu am solo la. ñu des ba tey ci wàllu football championnat professionnel bi daañu ko fas yéene door ci week-end bi. waaw Seydina Omar Ba Ligue 1 Ligue 2 waaw week-end bi lañ ko nar a door nag ñu ñëw ci programme première journée bi ci lii Jaraaf Jàmbaar ñooy ubbi ñoom ñaar nag ñëpp xam nañ ne Jaraaf moo gën a titré ci footballu Sénégal ci wàllu Jàmbaar nekk équipe boo xam ne match bu tàng la NGB Génération Foot mooy deuxième match bi di am Léopold Senghor ci yooyu nag mooy am samedi ñaari match rek kay am Léopold lay amee dimanche nag ca Louga Njàmbur bi nga xam ne dafa def ay recrutement yu am solo mooy daje ak Mbour Petite Côte ca Ziguinchor Casa Sport daje ak AS Douane ñu àggali programme bi gis nga Kaolack Sonacos bi nga xam ne moom Diourbel la waaye nag terrain baaxul ba tax na léegi moom toxu na dem na nee na Kaolack lay recevoir nara daje ak Dakar Sacré-Cœur ca Caroline Faye Stade de Mbour mooy dalal Linguère ca Amadou Barry xoolal match bii ci suuf dinañ ci ñëw GFC Teungueth Football Club dañ ko dàq ba yeneen i jamono li ko waral nag bu ci kanamee dinañ ci ñëw ñu dem Ligue 2 léegi nag ñu dem ci li nga xam ne moom mooy Ligue 2 tamit samedi am na ay jongante yu bare ci stade Alassane Djigo bu juróomi waxtu jotee Yégo bu Sicap mooy dalal EJ Fatick Olympique de Ngor bu juróom benn waxtu jotee mooy daje ak Renaissance Guédiawaye foofu ci Amadou Barry US Gorée moo ci dalal Duc ca Ndar Géej mooy joué ak Kër Madior ñu àggali ko programme bi ci dimanche bi ba léegi gis nga rek fu mu nekk nii dégg nga ca samedi ba léegi Mbour Africa Promo Foot mooy daje ak Port ci dimanche ca Saly Kayor Foot Ethics ca Fatick Jamono ak AS Pikine kon nag Seydina Omar am na lu ñu doon wax sànq mooy match boobu ma leen doon wan ci wàllu Ligue 1 dañ ko dàqal lan moo ko waral nag mooy coow li am fële ca Guédiawaye waaye nag lii nga xam ne moom mooy Ligue Pro moom nag mu ngi def loo xam ne guleet la ci footballu Sénégal mooy mësul am ci Sénégal mooy jouer ubbi championnat ñuy jël benn match di koy toxal di koy dàq ci yeneen i jamono mësul am crise bu am la fédération ak Ligue Pro bàyyi noonu muy def ba léegi fu mu nekk nii jéggi na dayo ba mu ngi bëgg a indi coow lu rëy la naka indi ci footballu Sénégal ñu ànd ci ak ki nga xam ne mooy Nafi Amar. gulet ci footballu Sénégal rawatina ci championnat bi ñuy door saison bi ak match bu ñu reporté boo seetluwee sax ci bëccëgu njëkk gi match bi waroon dox ci diggante GFC ak Teungueth FC dañ ko dàq ba beneen yoon boo moytuwul sax bépp match boo xamante GFC war na koo amal ci saison bi dañ koy dàq fileeg amuñu pexe ci crise bi nga xamante am na ci Guédiawaye football club muy mbir boo xamante waa GFC rafetluwuñu ko waxuma laak bépp club boo xamante nekk nga ci ligue professionnelle bi bi la décision sax Ligue Pro jël daf leen sax bett monte sax ñaari kuréel yooyu di ligue professionnelle bi ak fédération sénégalaise de football dara umpu leen ci coow li nekk ci Guédiawaye football club yónnee nañ leen ku nekk ay courrier wax leen ni GFC xar na ñaari président wu fa nekk loolee ay weer a ngi nii waaye ba tey tontuwuñu ci benn courrier
seen patt pataaral tax jamono gi acteur yi nekk ci footballu Sénégal di yëkkati ay laaj yu ci mel ni lu tax ñuy door championnat boo xamante saa yu bëccëg amee dañuy reporter match GFC yi ndax waruñu woon xaar ba am pexe ci bile coow ci biir GFC doog a door saison 2017-2018 bi ana ban décision la Ligue Pro di jël niki ëllëg na xamante protocole bi dox ci diggante association GFC ak société bii di Jàppo SA ci lay jeex muy ay laaj yoo xamante acteurs yi nekk ci football professionnel bu Sénégal ñu ngi koy laaj tey xaar Ligue Pro bi indi ci ay réponses niki tey jii ñoom ñu fas yéene amal ab point de presse jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir leeral coow lay dox ci biir GFC benn mbir wóor te leer ñu ni jamono gi ñu ngi ci football professionnel bay waaj a dox ci suñu saison monté lii nii am ci GFC te Ligue professionnelle ak fédération sénégalaise de football teg ci seeni gët te waxuñu dara nekkul ludul amateurisme mi na xamante yi la ñaari kuréel nee nañ dakkal nañ ko fii ci Sénégal depuis atum 2009. la ci yokk Cheikh. ah xanaa doy waar doy waar parce que lii mosul xam nga wax naa ko mosul am waaye nag am na mbir yoo xam ne xam nga lii boo gisee ma ne sànq mu ngi bëgg a indi coow ci footballu Sénégal club yu bare d'accord ñu pour ñu door championnat bi dañu bëgg ñu régler lii ba pare buñ ko régler ñëpp commencé ndoo loolu la ñu wax na ñëpp commencé ndoo tey nag ñoom ñu ngi ci point de presse ñoom Ligue Pro dañuy def point de presse xanaa foofu mais dogal boobu bi am solo bi arrangé ñëpp ñoom def naa dinañ ko jël. lu ñu ci def rek war nañoo gaaw de parce que coupe du monde bi moom. waaw déet mais quel que soit alpha. mais lu bu ñuy doon na ñëpp doon daal mooy gën sax mooy gën parce que loolu mooy li am solo ñu wax ci wàllu basket. monté D1. waaw ñu ngi ci quart de finale yi. quart de finale yi tableau quart de finale yaa ngi nii ñu xool ko kon nag li nga xam ne moom mooy HLM bu Ndakaaru mooy daje ak université bu Ziguinchor bu ñetti waxtu ak genn wàll jotee. bopp mooy daje ak équipe bu Bambey bi juróomi waxtu bu jotee Kaolack basket club mooy daje ak équipe bu Tamba bi ville de Dakar nag Passy lay dajal kooku moom mooy ci wàllu jigéen ñi nag ñi qualifié demi-finale xam nañ leen bu subaa la ñuy joué demi-finale yi. yaxale ko wàllu pétanque. pétanque nag Seydina Omar Ba maanaam ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu pétanque ci àdduna bi ci gën a xarañ dañ ci tànn fukk ak ñaar. ñu ñëw Ndakaaru nag def ci benn tournoi bu am solo boo xam ne nag fu mu nekk nii ñëpp a ngi koy xaar léegi nag lu ñuy def rek lan moo waral tournoi boobu lan moo tax ba organiser waa li nga xam ne moom mooy Sali Bouliste yi nga xam ne ñoo ko organiser lan moo leen yëkkati ba ñu organiser loolu le dañuy def rek te leen Bassirou Seck président bu club boobule. ren ji yàlla def na ne am nañ li nga xamante ne. joueurs yi nga xamante ne ñoo gën a xarañ ci wàllu pétanque au niveau international xam na muy ay français di ay belge ñi nga xamante ne Corinne la secrétaire générale wax na lim na leen ñooñu nag fi ñu toll nii pour déplacer leen vraiment yombul woon. loolu boo gisee ñu def ko defuñu ko pour ñun waa Saly dañ ko def pour le Sénégal dañ ko def pour l'Afrique parce que am na ay joueurs yu bëri yi nga xamante ne ñi ngi fii nii Sénégal di jouer toujours dañu amoon seen image di leen gis ci télé yeeg di leen di doxal di leen gis ci journaux yi ñun nag def nañ tous les moyens pour jéem a def le tout ba déplacer ñooñu pour ñu ñëw fii Sénégal ànd ak ñun ñu jouer. voilà kooku moo doon Bassirou Seck président Sali Bouliste yi nga xam ne ñu ngay waajal tournoi bu rëy boobule Seydina Omar Ba loolu fi ruusoon ci wàllu tàggat yaram. di la sant di la gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant kon di ko gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey jii benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi. ndaje mi waroon dox ci diggante commission ad hoc bi ak Khalifa Sall mii meeru Ndakaaru mujjuta am yéen kaay gi di Walf Fadjri ne dañoo bëggoon a forcé dem ci Rebeuss fekk fa Khalifa Sall waaye dañoo mujjee wàññeeku gannaaw ba ñu dajek ay militant yu dogu ci yoon wi naka la ñu déggee xibaar bi ci la ñu maasé ñoom ñëpp utali Rebeuss bu lekkee mbooleem yoon yi jëm ci prison ba di xaar commission bi romb waaye alkaati ñoo leen fa mujjee fekk daal leen tifaare ay grenade lacrymogène laataa ñoo cay jàpp ñenn ci ñoom sunu naatangooy ne naka lañ leen yëgalee xibaar bi ci la ay miiru njing ak délégation bi mu àndaloon ne bëxër ña daal di delluwaat ci pencum ndawi réew mi ay miiru njing
mi njiital commission bi wax ci yéenekaay gi di l'Observateur ne ñoom mësuñoo jóg ne dañuy dem ci rëbës bind nañu ab convocation jox ko Khalifa Sall ñuy xaar mu dikk ñu déglu ko xool ndax malaanu kiirlaayam des koy muri waaw am déet dikkul bon gisuñu li tax ñu naan dañuy déplacé wu naan dañ koy fekk ci rëbës ngir déglu ko waaye loolu yi tekkiwul ne seen liggéey moom duñu ko def daañu saisir kilifa yi ngànk pencum ndawi réew mi su ko defee ñu xool ndax malaanu kiirlaayu Khalifa Sall mënees na koy muri ca pencum ndawi réew ma te fekk ne duñu ko déglu yéenekaay gi di Sud Quotidien décision boobee mooy li metti maître Madické Niang metti Déthié Fall ba tax ñu jël dogal kon daal di génn ci commission boobee maître Abdoulaye Babou di avocat jiite woon fa commission des lois muy kuréel gi saytu sart yi ca pencum ndawi réew mi ne nañu waxante dëgg commission bi mënatul a dem ndax bu ñu yëree ci sart yi tënk pencum ndawi réew mi amul benn article bu may commission bi mu indi Khalifa Sall ca pencum ndawi réew ma naan dafay muri ab malaanu kiirlaayam bu ñu ko defee bu boobaa nañ jàpp ne wàcc nañu seen ànd daal di toog ci àndu ministère bi yore wàllu yoon ci réew mi maître Assane Dioma Ndiaye mi ngi te Ligue sénégalaise des droits de l'homme ne Khalifa Sall buñ sukkandikoo ci wàllu yoon wartu wuy ji commission boobee amaa ab dogal bàyyee ko ci procureur de la république wala ci juge bi yore wàllu dossier bi sàkku ci garde pénitentiaire yi ñu indil leen ko Seydi Gassama mi njiital Amnesty Sénégal ne nguur gi la mu war a def moo di bàyyi Khalifa Sall mboolem juriste yi nekk ci biir réew mi wax nañ ci nee nañu ndem Khalifa Sall yàlla dogal na tey ji mu nekk ab député li ñu war a def moo di bàyyi ko bu ñu ko bàyyee ba noppi nag bu leen neexee topp ko xool naka la ñuy def ba muri ak malaanu kiirlaayam waaye ñu lànk ni duñu ko def loolu moo jural tey commission bi ay jafe-jafe ngir déglu ko moom Khalifa Sall yéen kay gi di 24 heures ne ngir indi ay leeral jëmale ko ci fànnu woowee waa coalition Benno Bokk Yaakaar woote nañ am ndaje ci suba tey ji la war a dox seen digganteeg taskatu xibaar yi waaye balaa booba yéen kay gi di l'Observateur mi ngi ñuy xamal ne meeru Ndakaar bi ma ngay génne ay cartoucham yu mujj ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer octobre wi ñu génn ci la dajale wookaay yi koy layil ngir ñu sàkku ci moom mu jël ab expert muy ab doomi aadama boo xam ne nii xam-xam dafa màcc ci wàllu finance yabal ko ca mairie bu Ndakaaru su ko defee mu daal di lu ñu di caisse d'avance boobee ñu koy toppee tàmbalee ko ci moom ba ci mboole bu maire yi nga xam ne jot nañooy jaar ci mairie bu Ndakaaru muy ku ci mel ni Mamadou Diop di Pape Diop xool kenn ku ci nekk naka la yore woon caisse d'avance boobee Khalifa Sall yemu fa waaye dafa sàkku ñu génne liste bi weer ko ci naaj bi bépp doomu aadama bu ñu mës a jox ci caisse boobee nañu siiwal sa tur ba ñëpp xam ko muy nag lu doy waar jaaxal ñu bare ndax kàddu yi Khalifa Sall yi wute nag loolu ak kàddu yi mu fi yëkkati woon keroog ba ñu koy jàpp mu ne àdduna du neex ba mu joxe tur doomu aadama yi mu doon dimbali ci caisse d'avance boobee muy nag loo xam ne ni juge Samba Sall taxawoon na ngir def ko waaye procureur de la République Serigne Bassirou Gueye nee nañu moo ci teg tànkam yéen kaay gi di Dakar Times ne amaana dina teggi tànkam ci dossier bi bu dee njiital réew Macky Sall wax nag moom sunu naatangooy ne tànk ziar yi muy amal jamono ji ca Tiwaawoon turu Khalifa Sall saf na ci sàpp ay kilifa ñu ràññee leen ci kër gi ñoo sol seen daal dem toog ak njiital réew Macky Sall sàkku ci moom mu bàyyi Khalifa Sall ndax doom la ci kër gi baayam ku ñu joxoon cër la ci Tiwaawoon gi moo tax ñuy waslu àq di sàkku ci njiital réew Macky Sall ngir mu def cëm kàttanam ba ñu bàyyi ko yéen kaay gi di Le Quotidien njiital réew Macky Sall bu ko neexee nelaw ba biddanti ndax Tiwaawoon falaat nañu ko xalifa bi ci boppam di Serigne Mbaye Sy Mansour moo ko assuré ne dina am deuxième mandat yéen kaay gi di Vox Populi ne wax ju leer la wax bu amul benn làq-làqal dafa ne Macky Sall ñaari mandat nga soxla waxuloo ñett di nga ko am ndax liggéey ci Tiwaawoon amul benn président bu ko fi mës a liggéey yóbbee yéen kaay gi di réew mi xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne Tiwaawoon ma ngay kitaabul Macky Sall ne dina am deuxième mandat ci boppi réew mi yéen kaay gi di L'Enquête xëy fësal lu ni mel yéen kaay gi di Direct Info ne Serigne Mbaye Sy Mansour mi xalif général Tidiane yi nee na Macky Sall di nga am deuxième mandat ndax yàlla moo ko namm ci yow ndax bu ko nammul woon ci yow bon du la teg ci bopp réew mi coow li nag bari na waaye jàppane li yàlla namm ci ab jaamam mindaa foon mënu ci dara yéen kaay gi di Zoom Info ne bu Mbaye Sy Mansour di faraat Macky Sall ci élection 2019 yi Pape Malick Sy mi yore kàddu njaboot gi moom ma ngay kañ soxna Marème Faye Sall di ko delloo njukkal ci taxawaayam ci wetu borom këram moom sëriñ bi ne da nga fay gis ab borom kër bu nekkee ci këram dafay guuxi lex rek te bu génnee ci biti ab xale bu ndaw bu am lu ci toll ak ñaar fukki at ak juróom moo koy jàpp di ko wërloo adduna bi te génnul fa mu ne moom sëriñ bi ne jot na góor ñi roy ci yonent bi Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne ni dafa daan gàddu pañam dem marché di ndugali soxna Khadija daanu ca yem waaye daf ko daan toggal sax ndéem yonent bi moo mën a defal soxnaam lii lu tax ñun mënuñu koy defal suñuy soxna surtout nag bu la yàlla mayee nga am soxna su baax lool yéen kaay gi di La Tribune nguur gi mënees nañ wax ne kenn desul de ñëpp bàbbeeku topp Macky Sall ca Tiwaawoon ndax Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi élimaani jëwriñ ji seen nañ ko ci délégation bi El Hadji Oumar Youm muy bëkk néegu njiital réew mi Macky Sall gis nañ ko ci délégation bi Aly Ngouille Ndiaye mi ministre de l'intérieur Mansour Elimane Kane mi jëwriñ ji dénk wàllu énergie ak pétrole Mbaye Ndiaye ak Marème Badiane di ay ministre d'État Augustin Tine mi jëwriñ ji dénk wàllu défense ci nguur gi moom it seen nañ ko ci délégation bi seen nañ ci Maître Sidiki Kaba mi jëwriñ ji dénk wàllu yoon ci nguur gi Amadou Ba mi jëwriñ ji dénk wàllu finance Mamadou Mamour Diallo ak yeneen jëwriñ si gàttal daal bu ñu sukkandiku suñu nattangoo yi tànki ziar yi Macky Sall di amal jamono ji ci Tiwaawoon mu jëm ci gàmmu gi ab visite d'état la gën a niru moo tax yéen kaay gi di La Soleil ne bu mu jàkkaloo xalifa bi mu daal di feddaliwaat yéen gi mu am ngir liggéeyaat Tiwaawoon def ko mu doon ab dëkku diine boo xam ne ni benn la fii doon waaye balaa booba maa nga ca football ba wax ci taxawaayu Diao Baldé Keita yéen kaay gi di Stades ak Rwanda la wone moo tax Aliou Cissé jël ko daal di koy teg ci banc yi suñu diggante ak Afrique du Sud muy match aller bi di retour bi gisuñu ko ci terrain bi mu football Sénégal qualifié na coupe du monde sans moom tax suñu naata ngoy xëy samp laaj bëgg a xam ndax Diao
Baldé Keita mi waree su koy seppi ci équipe bi. Amara Traoré ne déet Diao Baldé Keita xale la te soxla nañu talent waaye li ko jaaxal ci mbir mi du loolu li ko jaaxal mooy li ñuy jël li xew ci vestiaire yi di ko génne ci mbedd mi vestiaire mënees na koy méngaleeg ni ab famille liy xew ci biir kër la war a yem waaye waruñu koy génne ci mbedd mi ba ñëpp di ci jot loolu lii moo dul yoon Lamine Dieng nekkoon fi entraîneur suñu gaynde yi ne muy moom Diao Baldé Keita di Sadio Mané di keneen amul benn joueur bu indispensable ci équipe bi ku ci dem rek am na keneen ku la remplacer ñu jeexale ko li xew fële ca Guédiawaye yéen kaay gi di Les Échos ne benn maçon moo xëy ca cinquième dem ca jalu béton ba di fa gaz yi waaye naka la jëlee pelle ba dóor ko ci béton ba ci la daj lu nooy lu ci bokkul ci la jël loxoom tàmbalee wàq waaye naka la dajek ay tànk liir yu tooy xepp xaw tuuti rek mu xam jéemula comprendre dafa daw rek daal di utali police ñoom it ba ñu dikkee ci la ñu génne xale bi ci béton bi fekk ko muy dund mu jël ñaari loxo yi dugal ko ci biir gémmiñ ga di wër wenn wu mu nàmp ab xale bu góor la ci lañ ko jël nag daal di ko yóbbu ci hôpital Roi Baudouin waaye ba ñu ko xoolee xoolaat ko dañoo gis ne xale bi dara jotu ko alkaati nag ubbi nañ ci mbir mi ab lanket ngir teg loxo soxna si def ji la ñaawteef. kon mbokk yi mu ngoog lii moo nekkoon li furuse woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb Ajaratu Penda Diallo Gueye moo pare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba kon mbokk yi yéen doog jàmm